ci jamono ji ñu toll nii depuis mois de mars Sénégal a ngi jànkonteel ak mbas koo xamante ne moom la ñuy woowee coronavirus ginnaaw ba mu jànkontee ak beneen mbas bu ñuy woowee Ebola. Naam mbasu Ebola bi benn cas la woon, basu coronavirus bi moo gën a yéeme ci jamono ñu toll nii. mën nañ ne muy commencé di jaaxal Sénégal bu baax a baax a baax a baax waaye suñu dellusee un peu ci ginnaaw mën nañ ne loolu du guleet mbas du guleet ci Sénégal suñuy naatangoo historiens yi mën naa ci citer ay quelques exemples yu liggéey ci Sénégal ay Charles Becker ay Mor Ndao yeneen xeetu historien Zilberman ñoom ñi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu histoire santé histoire wér-gu-yaram wane nañ ne que Sénégal jànkoonte na fi ak ay mbas yu bare bari looloo tax nag li ñu bëgg dañuy yaakaar ne suñu xawee dellu si ginnaaw tuuti démb seet mbas yooyu Sénégal jànkoonteel ak Afrique nan lañ ci taxawoon suñu raconter histoire boobu nekkul pour raconter histoire rek waaye en tant que socio-anthropologue ñu mën ci jukkee ay jàngat yoo xamante ne dinañu permettre ñu gën a mën a comprendre situation gi ñu jànkoonteel tey ci ñun démb histoire dafa bokk ci li ñuy wax contexte boo xamante ne ñun moom la ñuy jël tenir en compte pour ma gën a mën a comprendre li nga xamante ne moo xew tey loolu moo tax waxtaan gi ma bëgg a waxtaan dama ci bëgg a njëkkee commencer par mbas yi nga xamante ne am na ci Afrique plus particulièrement Sénégal su mbas yooyu noonu nan la ñu tolloon te mbas yooyu deuxième point bi ma bëgg a souligner mooy mbas yooyu nan lañ ci taxawee woon nan lañ ko xeexee woon su ñu jëlee nañ ko xeexee woon ñu jàng ci ay leçons ñu mën a léegi nag ñëw ci jamono ji ñu toll di mbas gi ñu jànkoonteel coronavirus nan lañ koy xeexe ndax am na ay anam yoo xamante ne ci démb dafa des ba léegi wala am na ay jàngatu démb yoo xamante ne jël nañ ko en compte wala jëluñu ko en compte loolu dina am solo trop pour ñu gën a mën a comprendre li xew tey te ñu mujjee ci suñu génnee ci mbas mi nan lañu war a mën a taxawee ñun socio-anthropologue nag duñu nekk di xalaat ëllëg lan moo mën a xew loolu mënuñu ko waaye li ñu mën mooy à partir de li xew tey ñu mën ko jàngat pour mën a permettre ñi nga xamante ne ñoo ñuy yilif ñu gën a mën a jël ay matuwaay pour mën a préparer xeex waxuma sax Covid parce que dina fekk mu jeex waaye xeex yeneen xeetu mettit ak jàngoro yoo xamante ne Covid dina ko jural Sénégal suñu ñëwee d'abord ci histoire démb wane nañ ne que Afrique jànkonte na ak ay mbas yu bari mën nañ ci jàpp yu bari sunu maam yi xamoon nañ ko feebar bi ñu doon woowe trypanosomiase bi tax sax ba soo demee ci Mbuur am na fenn foo xamante ne ni trypano lan koy woowe mouche tsetse moo doon joxe feebar boobu ñu gën ko di fekk ci région du Grand Lac suñu jógee ci loolu am na virusu grippe épidémie grippe yoo xamante ne jot na fi am ci Afrique ak ci Sénégal virus Ebola moom mu ngi nekk mbas moo xamante ne bi depuis 1966 ñëw na fukki yoon juróom-ñeenti yoon wala fukki yoon fa la ñuy wax Congo waaye 2014 la doog a egsi Afrique de l'Ouest mu doon Mali Sénégal Libéria Sierra Leone Guinée et cetera waaye am na yeneen mbas yoo xamante ne yi ñoo gënoon a jaaxal Afrique mën nañ wax mbas boo xamante ne ñu koy woowee peste ci wolof ñu koy woowee caar kooku tamit amoon na fi bëri na woon Sénégal mbas gi ñuy woowee variole muy njambal kooku tamit amoon na Sénégal lu bare ak choléra fièvre jaune kooku tamit am na fi moom la ñuy woowee pays
donc suñu gisee Afrique mbas yi ay sida fièvre Lassa bëri na loolu dafa taxoon sax ba ñu ne Afrique moom mooy berceau épidémie dafa mel ni continent Afrique foofu la épidémie doon juddoo foofu la épidémie doon amee di wasaare ci biir monde bi mu taxoon sax ba suñuy naatangoo yi nga xam ne dañu nekk bitim réew suñu ñëwaan jàppale ñu ci xeex bi dafa doon nekk loo xamante ni day permettre virus bi des Afrique balaa moo law ci seeni ay dëkk mais loolu dinaa ci ñëwaat su ma ñëwee ci histoire Sénégal concrètement épidémie yu Sénégal bëri na ay mbas yoo xamante ni am na Sénégal waaye dama ciy jàpp rek ñeent yoo xamante ni jaaxaloon na autorité coloniale mooy ñi nga xamante ni ñoom ba période colonisation bi fi tubaab bi nekkee ñoom ñoo ngànkoon réew mi mën nañ ko dater depuis 1724 mbas yu bëri yu ci gën a am solo mooy fièvre jaune bi ñuy woowee pays choléra peste mooy bi ñuy woowee caar ak variole bi ñuy woowee njambal su ma jëlee pays de 1778 ba 1938 historiens yi wane nañ ne que pays dem ñëwaat lu toll ci fukk ak ñaari yoon ci Sénégal fukk ak ñaari yoon te pays gi ba mu amee fi nga xamante ne en 1965 fi mu gënoon a jaaxalee nit yi moo doon Diourbel ak Mbacké te foofu xale yi ñoo gënoon a loru xale yi nga xamante ne amaguñu 10 ans fukki at ñi amoon fukki at ba passé laalu leen woon parce que jamono yooyu dañ doon def ay vaccination dañ doon ñàkk xale yi systématiquement beneen mbas bu ñuy woowee njambal kooku bëri woon na ci Sénégal date yi nga xamante ni ñoo gën a am solo mooy 1928 Sénégal am na ci 247 cas maanaam ñeenti fukki cas ak waaw ñeent fukki cas ak 247 waaw loolu ci français entre 1935 ak 1936 njambal xawoon na réer ci dëkk bi waaye mu ñëwaat en 1937 boobu mën nañ jàpp ne que sunu amaan ñaar fukki nit ñoo xamante ne am nañu feebar bi presque genn wàll gi yëpp loru nañ ci maanaam dee suñu xoolee fan la gënoon a mettee njambal moo doon Sine Saalum Tiwaawoon Matam et cetera waaye njambal mbas ki nga xamante ni moo gënoon a sonnal Sénégal mooy mbas gi bu ñu woowee caar peste boobu dama ci bëgg a taxaw tuuti parce que moom moo ñëw en 1912 ba mu ñëwee ñëwaat na ci ay année yu bari 1914 1918 1920 saa yu ñëwaan chiffres yi ñu am mën nañ jàpp ne que par exemple suñu jëlee 1914 4072 cas am na ko décès yi 3678 1918 3867 cas 2874 décès 1919 ñu am 5745 cas am ci 4375 décès et cetera suñu jàppee lii suñ ko tënkee ci wolof maanaam dafa firndeel ne soo jëlee ñaar fukki nit ñu am peste presque juróom-ñett fukki yëpp loru nañ ci gàttal mu wone ne que loolu lu metti la woon mbas moomu sonnaloon na Sénégal lool entre 1936 ak 1941 affaire yi xawoon na sedd mu ñëwaat ba 1943 ba 1945 waaye mbasu peste googu noonu fan la jóge dañu war a xam ne que historien yi wane nañu ne que Dakar Plateau foofu la tubaab gi doon dëkk ci ay néegu taax
di dëkk ak sénégalais yi nga xamante ne ay néegu ñax la ñu dëkkee woon dañoo jàpp ne que caar googu ci néegu ñax yi la jógee parce que ñooñu amuñu woon sax ay wanag donc dañoo jàpp ne que foofu la mbas bi jógee loolu dafa tax ba 1914 mu metti lool bi mbas bi commencé ñu nga xamante ne am nañu 1400 morts ci Dakar ak Yoff Dakar Yoff ñu am ci 1100 décès ba mu amee mu nekk prétexte ci la tubaab bi ne léegi dañuy lakk néegu ñax yi amoon yëpp ñu jël lébu yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkoon foofu ñu daal di leen détaché yóbbu leen ci fi nga xamante ni moom moo tuddoon kooku William Ponty moo ko defoon ñu def ko fi nga xamante ni tey moom la ñu tuddee moom la ñu tuddee woon ca booba Ponty village te tey ñu koy woowe Médina donc Médina ca lañ ko créé bañ ko créé fa la ñu yóbbu sénégalais yi nga xamante ne yi dañoo jàppoon ne ñoom ñoo andi mbas googu ñu yóbbu leen fa daal di leen fa parqué pour que ñoom ñu continuer di dëkkee seeni dëkkin goo xamante ne gi sellul woon mu mën a protéger tubaab gi ba feebar bi du egg ci ñoom ci la ñu commencé génnee li ñu woowe ñu def benn cordon sanitaire mooy maanaam foo xamante ne fii foofu dafa am lu koy séparer entre fi lébu yi dëkkoon ak fi nga xamante ne foofu la tubaab gi dëkkoon mu andi nag ay yëngu-yëngu yu bëri sénégalais yi bañ mais 1939 ñu imposer leen ñakku bañ leen imposer ñakku sénégalais yi bañ ñu yaakaar ne que comme période boobu ci la ki nga xamante ne moom mooy Blaise Diagne premier député noir ba mu gagné Carpo sénégalais yi jàpp ne que ñàkk googu wóorul dafa meloon ne dañ leen bëggoon a rey parce que dañoo mere woon noir yi ci li historiens yi wax mu andi ay yëngu yu bari yëngu yoo xamante ne sénégalais yi bañ ci boobu ci la William Ponty dem gis ki nga xamante ne moom mooy doon njiitu Tijaan yi muy El Hadj Malick Sy yal na ko yàlla yërëm te yéexi ñu ci la ko gis kooku moom moo ñëw ñàkku moom ci boppam pour joxe exemple pousser nit ñi ñu ñàkku alors histoire googu am na solo lool parce que dafa am loo xamante ne ay leçon la ñun socio-anthropologue nan lañu jàngatee histoire googu lan lañ ci jàpp te ba mën a léegi mën a xalaat ni ñuy faje tey mbasu coronavirus mën nañu jàpp leçon yi nga xamante ni am nañ ko ci épidémie maanaam mbas suñu xoolee li nga xamante ne moom moo ko gën a andi mooy day jógee ci mala dem ci nit waaye épidémie mbas mi suy développé wu nit moo koy jox nit mooy loola première leçon bi deuxième leçon bi gis nañu ne que ay déplacement voyage yeeg yooyu moom mooy tax virus yi di circuler day circuler ak nit ñi xam nañu nekk aussi suñu jëlee peste gis nañ nekk aussi ci li nga xamante moom la ñu waxee peste noire guerre 100 ans bi moom moo tax désorganisation sociale maanaam yëngu-yëngu mën na andi aussi épidémie développé ko mais li nga xamante ne moom lañ ci jàngat aussi mooy à chaque fois que ñu ngi am ay liggéey wala lépp ay modification yu ñuy def moom la ñuy woowee changement écologique loolu day tax ba virus yi nga xamante ne ñu ngi fi dañuy gën a jege nit ñi beneen jàngat biñ ci am maanaam népp li ñu xeexee mbas yi suñu jëlee peste moo doon mesure coercitive maanaam dañu doon fàqat dañ doon mettital nit ñi pour mën a jeexal mbas mi mën nañu ci lañu commencé li ñuy woowe quarantaine te ñu ngi koy dégg lu bari ci jamono ñu toll ni cordon sanitaire sànq expliqué naa
lan la tekki woon vaccination ñu commencé ñàkk nit ñi di leen forcer mën nañu ne aussi ci jamono jooju ci la ñu créé li ñu doon wooye lazaret dafa nekkoon foo xamante ne foofu lañ doon denc nit ñoo xamante ne suñu tukkee ñëw ci benn dëkk ñu soupçonné ne que dañoo jóge foo xamante ne amoon na peste foofu lañ leen doon teg moom la ñu comme quarantaine régime passeport sanitaire ci lañ ko créé tamit ba pour que nga mën a dugg dëkk il faut nga wane kayit goo xamante ne wane na naka ñàkku nga te doo fa andi feebar ci jamono jooji ci la ñu doon lakk kër yi nga xamante ne moom la nit fi nga xamante ne nit ñi feebar foofu la ñu dëkkoon beneen jàngat biñ ci def mesure yooyu yëpp ay étranger ñoo ko doon def di mettital nit ñi di ignorer maanaam xam li nga xamante ne mooy suñu cosaan bañ ko jëfe mën naa jël exemple nit ku dee ci mbas yu mel noonu ñu daal di ko suul te famille am fekkeewul yeneen ak yeneen ak yeneen bi ci mujj biñ ci jàng mooy tubaab gi xamoon na ne que pour que nit ñi accepter nangu ay vaccination il fallait que mu jaar ci ay nit ñoo xamante ne comme El Hadj Malick Sy kooku dafa wane ne que acceptabilité pour que nit ñi nangu yenn mesures yi il faut que ñu jaare ci nit ñoo xamante ne ñu ngi ci biir communauté yi nekk ay njiit ñu wóolu leen nawlu leen kooku la ñuy wax tey engagement communautaire tubaab gi defoon naka ba mu xamee ne que metti na ci moom est-ce que ñu ngi koy jëfe tey loolu mooy point bi nga xamante ne ci laa bëgg egg est-ce que histoire leçon yi nga xamante ne jot naa ko wax léegi est-ce que Sénégal tenir na ci compte pour mu mën kaa jëfe ci mbas goo xamante ne mu ngi mel ni coronavirus su ma ñëwee ci mbas mi ni nga xamante ne moom lañ koy xeexee tey par rapport ak démb am nañ ay jéego tey moyen de diagnostic yi gën nañ cee xarañ suñu médecins yi gën nañu xarañ ci faj suñu médecins yi gën nañu am ay yenn matuwaay naam su fekkee ne que matuwaay yi doyul te kooku dinaa ci ñëwaat donc am na ay avancées am na loo xamante ne la colonisation bi jàngal nañu ko te loolu jàpp nañ ko maanaam sur le plan médical waaye suñu xoolee mbas mii coronavirus nit ñu jógee ci biti ñëw ci biir dëkk bi ñoo ko andi naam am nañu droit ñëw ci dëkk bi mais day wane ne que suñ lépp su fekkee ne que am nañu surveillance leçon wu mouvement de population mën na andi mbas ci biir dëkk mën naa ne amaana sunu matuwaay des na foofu te war nañ cee gën a xarañ nanu xool ni ñuy fajee tey mesures yi nga xamante ne jël nañ ko mooy quarantaine couvre-feu et cetera et cetera yooyu lañ doon mesures yoo xamante ne moom ci colonisation moom la tubaab bi doon xeexe nit ñi protester bañ pourtant coronavirus bi mu egsee ak pays africain yu bari mesures yu de confinement yooyu la ñu jël di mettital nit ñi di tëj naam am nañu ay jafe-jafe dañu bëggoon a jeexal mbas mi waaye jànguñu suffisamment ci leçon wu histoire parce que tubaab bi xamoon na ne pour jeexal mbas mi il faut mu woo Malick Sy Alaaji Malick Sy kon boog am na foo xamante ne li ñuy wooye engagement communautaire des nañ ci jël jàngate ay leçons yu baax a baax a baax a baax moo tax ñuy continuer di jël di def ay mesures yoo xamante ne yi mën naa ne que approche médicale la approche koo xamante ne gi du tenir en compte suffisamment population yi communauté yi seen mën-mën seen xarañ seen bëgg-bëgg am nañu bëgg-bëgg xeex parce que mbas mi ci ñoom la am nañ seen xarañ am na loo xamante ne xam nañ ko
loo xamante ne wuute na ak xam-xamu tubaab ndax ñu ngi kiy tenir compte ndax may nañ leen ñu exprimer wu engagement communautaire googu leçon la ci épidémie Ebola jox nañu ko waaye teniruñ ci en compte bu baax a baax a baax aussi suñu xoolee population yi ni ñu réagir bi mbas mi amee nekk nañ fii ci plateau télé yu bëri nit ñi di ci mettitlu waaye loolu noonu la population yi mosee réagir ci mbas ragal peur ragal googu tax ba nit ñi di def ay jéego yoo xamante ne mën nañ nekk c'est irrationnel mais day fekk nit ñi dañoo ragal mbas googu tamit ba mu amee nit ñi wut nañu ay bouc émissaire ku nekk mbas su amee di nga seet pour wax ne que diw nangam moo fi andi mbas mi et cetera et cetera est-ce que histoire googu tenir nañ ci en compte surtout ci communication pour mën a préparer population yi loolu tamit jafe-jafe la parce que Sénégal gis nañ ne que malgré histoire épidémie yi lim ñu jàngal santé publique mosul préparer suffisamment communauté sénégalaise yi moom la ñuy wax préparedness mbas pour xeex ka dafa am ay phase bi njëkk mooy balaa mbas bi di egsi mbas amagul nga mën a préparer sa communauté di waxtaan ak ñoom ànd ak nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo am baat déglu communauté yi déglu seen xam-xam ak seen mën-mën mën ko utiliser ba mbas mi su egsee day fekk ñooñu ñu ngi ci ñoom ñooy jël xeex bi près gën a mën a impliquer communauté yi su mbas bi jeexee moom la ñuy wax rétablissement recovery ñu mën a commencer biñ ci génnee xool yan jafe-jafe la ñu am ba mën ko saafara mën a préparer waat à nouveau mbas bi nga xamante ne ñëwagul te dina ñëw parce que mbas yi ñu ngi fi mbas yi dañuy dem di ñëw moom la ñu histoire des épidémies woon mbas day dem di ñëw Ebola mu ngi fi day dem di ñëw mën nañ ne coronavirus metti na jamono di toll nii waaye gëm nañu ne que dina ñëwaat su fekkee ne tenir ñu compte ci li ñu histoire jàngal dinañu am jafe-jafe lu bari Sénégal gëm naa ne que communauté yi dimension préventive ak communautaire loolu comme ni ma wax sànq leçon boobu teniruñ ci en compte mën naa ne li ñuy tenir en compte mooy su fekkee ne xeex dafa am ñu ne nañu jaar ci imam yi dëgg la nañu jaar ci chef de quartier yi dëgg la nañu jaar ci groupement promotion féminine yi dëgg la nañu jaar ci relais communautaire ba dañu gox et cetera waaye Sénégal dafa dox ba tissu communautaire dafa diversifié dafa bari ay fànn waroon nañu mën a gën a xam suñu société gën a xam ne que communauté yi du benn une communauté mais ay communauté la soo jëlee xale yi soo jëlee mag yi soo jëlee jigéen yi soo jëlee daayira yi soo jëlee groupe prière catholique yi soo jëlee mouvement CVAV et cetera soo jëlee scout yeeg giddi yi et cetera et cetera et cetera tissu communautaire googu noonu bu nekk mën na nekk communauté la moo tax diversification communautaire Sénégal war na kaa gën a taxawal ba ñu gën a mën a xam cartographier suñu espace mu gën a mën a utiliser nit ñi engagé leen ci xeex bi loolu moo tax ma ne suñu naree tënk Sénégal évolué na ci xeex sur le plan médical suñu médecins yi xaran nañ ay ñoom professeur Moussa Seydi ñu ngi faj malade yi ñu ngi am réussite bu baax a baax dugal nañ ci faj mi réponse psychosociale loolu lu am solo la communication bi engagement communautaire kooku pilier la bu dëgër soo épidémie su amee dafa am ay piliers am na pilier bu ñuy woowee logistique prise en charge am na pilier goo xamante ne moom la ñuy woowee surveillance épidémiologique waaye pour man gi nga xamante ne am na ci solo bu baax a baax mooy communication sur les risques et engagement communautaire maanaam waxtaane ak nit ñi ci risques yi du risque coronavirus médical waaye coronavirus
day andi yeneeni jafe-jafe yeneeni risque nit ñi soo ci waxtaanee ak ñoom ci la ñuy gën a jël conscience que nga wax leen seulement coronavirus day rey day def lii day def lii communication sur les risques ak engagement communautaire maanaam ñu jiital communauté yi ci xeex bi pour man ministère de la santé kus du ñoom ñooy ñu xeex bi xeexu communauté yi la du ñoom ñoo war a yenu xeex bi communauté yi ñoo war a yenu xeex bi ñoom ñu topp seen ginnaaw di leen dooleel di leen orienté kooku leçon la Guinée jàng na ci leçon googu ci Ebola jàng na ne su fekkee ne dañoo bëgg a imposer nit ñi ay mesures di tëj di def ay quarantaine di fàqat nit ñi ay jafe-jafe rek lay andi waaye nit ñi suñu leen jiitalee ci xeex bi jiital ñi nga xamante ni ñoom la ñu gën a wóolu waaye duñ ñi nga xamante ni ñoom la ministère wóolu bëgg leen jiital ci xeex gi loolu nuance boobu am na solo te ñi gën ci tenir compte Sénégal engagement communautaire pour man dese nañ te du Sénégal rek jafe-jafe goo xamante ne ci ay dëkk yu bari maa ngi doon lire benn këyit démb ñu jàpp ne que pays yu africain yu bari mën nañ ne ñi nga xamante ne am nañ ci plan d'engagement des communautés mën nañ jàpp ne que ci fukk ak juróom-benn lañ muy jafe-jafe waaw suñu jógee ci xeex googu noonu yàlla may ñu génn ci mbas bi pour man xeex bi après mbas gi ñu ngi koy commencer di xalaat léegi pendant mbas gi parce que waruñoo xaar mbas gi jeex ñu doog a taxaw ne léegi mbas tey am na situation yoo xamante ne du point de vue sociologique ñu ngi koy gis dafa am lu ñuy jàngal ci loo xamante ne moom la ñu war a def pour ëllëg moom la ñu wax nan la ñu war a xeexee épidémie yu dina ñëwaat kon il faut que ñu préparer leen et en même temps ñu jël en charge conséquences yi nga xamante ne li nga xamante ne mbasu coronavirus bi jural na ko Sénégalais pour loolu il faut que ñu samp bu baax ci li ñuy woowee recherche scientifique gëstu te Sénégal a ciy def jéego université yi Sénégal yëpp lëkkaloo nañu ak ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation ñu commencé di ne nañu gëstu pour accompagner état Sénégal nañu gëstu pour xool mbas mi lan la jural Sénégal su boobaa ñu mën a def ay politique publique yoo xamante ne dina mën a jël en compte jafe-jafe yi nga xamante Sénégal am nañ ko loolu dafa war a commencer ci lan ñu évaluer maanaam ñu peese xeex bi nga xamante ne xeexoon nañ ko coronavirus évaluer la réponse bu baax composante yëpp ñu xool ndax anam gi ñu xeexee ndax anam gu baax la lan moo ci ay dooleem lan moo ci ay néewalam lan moo ci ay gàllankooram ak lan moo ci loo xamante ne lii suñ ci sëkkandikoo mën nañu gën a mën a xeex mbas yi nga xamante ne dina ñëw analyse googu il faut que ñu am ko composante yëpp mën naa jël benn composante boo xamante ne mooy communication loolu il faut que ñu am analyse googu suñu analyse googu ba pare il faut que ñu am beneen jàngat boo xamante ne moom la ñuy wax analyse situationnelle xool tolluwaayu Sénégal ak transformation sociale économique culturelle ci wàllu diine aada politique yi nga xamante ne mbas bi jural na ko Sénégalais au niveau de la famille xale yi dematuñu école ñu ngi ci kër yi bëggatuñu génn loolu yëpp ndax dina am ay conséquences ci développement psychologique ci xale yi et cetera mën nañu jël ci famille yi ci quartier yi gis nañu ne que nit ñi wóolootuñ seen bopp ku nekk bu baax lan la mën a jur ci wàllu citoyenneté et cetera waaye ci wàllu santé il faut que ñu mën a taxaw xoolaat système de santé parce que ci leçon yi ñu am fépp foo xamante ne kii mbas sonal na yàgg na ci dëkk day fekk ñaari mbir système de santé bi dëgërul bu baax ensuite communauté yi
gisuñu seen bopp bu baax ci xeex bi suñu toogee ci système de santé war nañu xoolaat budget yi nga xamante ne moom la ñuy investir ci santé ci ñi nga xamante ni ñooy xeex ci biir secteur santé naam mën nañ rafetlu milliards gi nga xamante ni bi mbas bi amee état Sénégal génne na ko waaye milliards googu mënoon nañ ko depuis investir dans le système de santé pour gën a mën a renforcer parce que leçon yi ñu am dafa wone ne que mbas su ñëwee ci dëkk système de santé bi su dëgërulee rek day andi ay jafe-jafe yu bari war nañ ci système de santé ñu xoolaat politique de santé communautaire xoolaat politique engagement communautaire xoolaat it li ñuy wax politique de communication sur les risques en santé Sénégal am na jéego yu mu ci def waaye war nañoo am politique boo xamante ne bi day xool préparation su épidémie amulee nan la ñu mën a waxtaanee ci risque en santé épidémie su amee suñ ci génnee ak suñuy préparer beneen loolu noonu c'est le moment pour que Sénégal gën ci taxaw kooku am na solo bu baax te ci jeexal état Sénégal suñu defee jàngat yooyu ba pare war na ci mën a sukkandiku pour xool nan la war a ci différents domaines yi may wax jeexalool waxtaan wi mais dama ciy jël rek quelques exemples situation bi tey lim ñu woon mooy war nañu xoolaat surveillance frontières yi surveillance épidémiologique au niveau des frontières pas empêcher nit ñi ñëw waaye war nañu gën a xoolaat parce que histoire jàngal nañ ne que déplacement yi moom mooy andi ay jafe-jafe am na dëkku Afrique yoo xamante ne tey pour nga dugg fa en tant que Sénégalais foog nga wone carnet de santé waaye Sénégal amul ku ñëw dugg amul loolu noonu foog ñu xoolaat que am na solo investissement social de relance xam nañu ne que mbas mi sonnal na économie Sénégal nit ñu bëri dinañ ci ñàkk seen liggéey ñenn ñi seeni liggéey liñ doon am xaw a néew doole il faut que état bi xool lan la mesure au plan économique te loolu jàngat yi nga xamante ne universitaires yi ñu ngi koy jàngat loolu dina leen aider bu baax politique gu famille politique sociale politique protection sociale xale yi néew di doole yi kooku mbas bi dafa wane ne que am na solo parce que politique boobu su amee dina empêcher tey naam li ñuy séddale ci ceeb ak dëwlin ak suukar am na solo waaye mënoon naa ñàkk su fekkee ne que am nañu benn politique de protection sociale boo xamante ni dëgër na bu baax ba mën a anticiper ba pare renforcer li ñuy wax capacité de résilience mooy li nga xamante ni dina may population ñu mën a jànkoonteeg ak jafe-jafe yi ci seen wàllu bopp te bañ a xaar état di leen di jox ceeb boo xamante ni ci benn weer dina jeex te mbas mi dem na ci loo xamante ni jéggi na benn weer épidémie bi bon nañ nekk war nañ xoolaat suñu hygiène suñu assainissement ci biir kër yi ci biti waaye ci suñu wàllu bopp te xam nañ ne que loolu ay changement yu majeur dina ko andi état war na investir ci circuit d'approvisionnement parce que tey su fekkee ne Sénégal dafa dépendre ci biti mbas mi su amee nit ñi tëj seen frontière maa ngi dégg ministre bi ne waaye Sénégal fi mu ne nii am na possibilité approvisionner marché bi fii ak 3 mois wala 6 mois waaye su fekkoon ne que mbas bi dem na au delà nu ñuy def moo tax circuit approvisionnement local foog ñu seetaat nan lañ koy renforcer te kooku du lu ñu jëlee feneen épidémie bi mbas bi nga xamante ne moo am fi mu ne nii moo ñu ko jàngal li ñuy wooyee digitalisation jot na Sénégal gën cee taxaw digitalisation maanaam gis na ne que tey mbas mi tax na ba ñu bëri kër ga la ñuy toog di liggéey comme ñuy toog di liggéey ci kër ga télétravail loolu dina tax mu désencombrer yoon yi ñu bëri oto yi wàññeeku ci circulation bi désencombrer centre urbain ba pare mën a yombalal nit ñi liggéey digitalisation googu noonu je pense que jot na état Sénégal gën ko
jël en compte ci l'avenir. Réorganiser système transport c'était un système informel waaye mbas bi won na nekk il faut ñu organiser ko parce que nit ñi mënuñu di dankaloo ci biir transport yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen mënoon nañ aussi une meilleure promotion de la citoyenneté parce que citoyenneté ak solidarité warul nekk seulement au temps épidémie rafet na nit ñi ñëpp di joxe ay milliards et cetera waaye ñu nañu gën a jàngal xale yi ak nit ñi citoyenneté solidarité mu nekk ay valeurs citoyennes yoo xamante ne mooy tax nit ñi taxaw nit ñu bëri ñu ngi ne waaw Caire 86 ba mu amee sénégalais yi ni taxaw esprit citoyen googu noonu dañ ko war a tabaxaat ba mbas su amee population yi duñu xaar ñu wax leen ni ñu defoon Caire 86 ku nekk mel ni yaa moom Sénégal noonu la ñu war a mën a jëfee suñu amee mbas waaye loolu pour mu mën a am il faut que population yi ñu mettre leen au cœur de la lutte ñu wóolu leen xam ne que duñu ay dof am na lu ñu mën am na lu ñu xam ragal nañu dee bu ñu jàpp ne que dañ leen war a imposer nañ leen gën a déglu suñ leen dégloo yàlla dinañ musal ci mbas